actualité bi Moustapha jamono ji li ci gën a fës bokk na ci wàllum Sweet Beauty bi lëkkale ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ak Adji Sarr ci ab procès. Coro yàlla xam na ne bu dul woon li ñu gàlloo. chaque àjjuma ñu ñëw fii di waxtaane actualité Sénégal. dama naan bii daanaka jarul ñëw. dëgg la mënoon nañ dem waxtaane Sénégal Égypte bi war a Égypte Sénégal bi ñu war a football Caire. war koo dàbbali fii talaata ndax moo ëpp solo foofu li ñu nar a waxtaane nii. mais comme loolu mooy actualité am Sénégal te Sénégal ñuy daanoo ba toucher le fond. parce que toucher le fond mën jàpp naa ne mooy depuis at. ñu résumer suñu vie politique ci affaire mœurs. dëgg la. su ma rusuloo ñiy seetaan sax waxee ko neneen. mais nañ ko jàpp muy affaire mœurs. depuis pratiquement 1 an wala lu ko jiitu. moom la politique yi di waxtaane moom la taskatu xibaar di waxtaane te bu ñu àggee ci réew ba affaire mœurs nekk arme politique c'est que réew moomu vraiment on commence à toucher le fond. te loolu je crois que li ñu koy wax bariwul il faut ñu koy insister. bërki démb dañ ciy waxtaan ci rajo bi ci affaire li ñu tudd ci Guy Marius Sagna ak yooyu. ku mel ne Mame Birame Wathie nga xam ne moom dafa am fulla trop. bokkut ak man. mu ne moom diwa ëmbal diw moom du ko waxtaane. dëgg la diwa ëmbal diw. du toog ci télé ak rajo di ko waxtaane. wallaay lànk la def na du ci wax. ay bassesse la de. ay bassesse la. te Sénégal foofu la ñu toll tey c'est-à-dire que tey dañoo toll ci ay bassesse yoo xam ne. le principal opposant du président de la République c'est important nekk le principal opposant au président de la République. nekk le maire d'une des plus grandes villes du Sénégal muy Ziguinchor. fu ñu ko tuddee ci affaire mœurs la ñuy wax. muy lu doy waar ci réew. moo tax ma jàpp ne on a touché le fond. et que war nañ di bàyyi xel sax xale yi nga xam ne ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan. l'année dernière ñu war a toll ci fukk ak ñeent. dégg naa fii barki dem Moustapha Diakhaté ne xale yooyu duñu ay martyrs parce que ci. lu ñàkk fayda lañu lu dul dëgg la ci lu dul dëgg lañu ñàkkee seen bakkan. ma jàpp ne wax ju garaaw la. parce que même bu fekkee ne da nga gëm ne lu dul dëgg la. wala xale yooyu dañ leen a manipuler jàppal na ñi ñàkk seen bakkan ñoom ñàkk nañ seen bakkan ba te dem nañ. te bi ñuy xeex bay ñàkk seen bakkan ci lu ñu gëm ñoom la ñu xeex ba ñàkk seen bakkan et que au moins on leur doit ce respect là. vraiment mais li am solo Coro moo di ne mbir moomu étape wala boog acte bi nga xam ne moom la ci àttekat bi posé semaine bi mooy déglu kii ñu tuddee Ndeye Khady Ndiaye. nga xam ne foofu la mbir ma ñu ne fa la xew muy Sweet Beauté moom moo ko moom. bi ñu ko dégloo bu ma doon résumé la ñu fa wax yëpp te boobu ba léegi maa ngi xool taskatu xibaar yi ak lañ ci àndi da nga koy résumé ci ñaari moo rek mooy dara beesul. dara beesul. parce que ndaw si la mu doon wax ca nawetu daaw ba. ba ci nawetu ren bii moom lay wax soppiwu ci baat. xanaa kay bu fekkee ne am na lu ci dolli ñu mën koo tuddee lu yees. moo di ne nee nañ tudd na ay tur ne ñii tamit ñoo ko doon proposé nangam ci ay millions. ne yàq deru kii di Ousmane Sonko. mais li am solo rek moo di ne ndaw soosu malgré la puissance de l'argent. malgré la puissance d'un état. ak affaire bi coow li mu ànd yëpp ci réew mi moom fa mu taxawoon fa la taxaw ba léegi. moo tax ma jàpp ne mën na jàpp ku nekk ci ñun. Moustapha arrièral waaw. ne yaa ngi dute xëy na ne. lii la demee góor demee waaye ndaw si moom la muy wax lu mu gëm la. parce que jàpp naa ne di wax loo gëm mooy diggante daaw ba ren. nga ne ci benn mot changé woo ko ci bu ko gëmul woon version yi dina changé. wallaahi. waaw ay ak ni wax yomba yàqoo ci réew mi. mais ak ni wax yomba yàqoo ci réew mi. jéem nañ ko sax d'ailleurs. mais li am solo rek mooy man li mu waxoon ñu ne lii la wax ci PV gendarmerie yi. ñu ne après mu wax ci presse bi. ñu génne ko ñëpp gis ne lii la wax ci presse bi. tey mu taxawaat ci juge d'instruction waxaat génn. gis mu benn journal bu wax ne. Ndeye Khady waxoon ne lii ne biteel bii dafa couvert gi dafa verte. ëllëg mu ne couvert gi dafa xonq. et ça. pour man c'est parce que li muy wax jàpp na ne loolu mooy dëgg. am na sax ñu bëggoon a yàq ay waxam. mais bi yàq jéem nañ ko gañ ñu ko jéem a yàq après dañ ko jéggalu. alors maa ngi doon wax ne affaire mœurs kon moo dem ba nekk arme politique ci Sénégal. te loolu bu demee ba toll foofu parce que Sénégal xam nañ fi ay combats yu ne. lu nekk jaar na fi. lu ne violence politique bu ne am na fi mais lii moom. maîtriser wu ma l'histoire politique du Sénégal xëy na ñu ko ñenn ñi maîtriser. mais bariwul lu mu fi am. mais boo fàttalikoo année yee ñu génn yàggul dara. ci régime président Macky Sall bi am na benn sénégalais boo xam ne consul la woon xaw ma lan ca Marseille. bu ci doon taqal ne dafa taxaw ci mbedd yi di wane awraam. mais defe naa sax ci lañ ko jël dàq indi ko ci réew mi. yooyu bu réew àggee foofu. dafa war ñu taxaw. xoolante ne ñun le débat politique ça doit tourner autour de quoi. lu tax mooy
mbir mii ñuy waxtaane wax naa sànq ne fukki nit ak ñeent ñàkk nañ seen bakkan da ngay jàpp ne am na ñu bare bare ñu ci jëlee laago ilaa yow mi diini am na genre boo xam ne ci la loxoom dagg am na ci ay dégâts matériels yoo xam ne kenn xamul nu mu toll ay milliards am na ci réew moo xam ne te loolu moo ci gën a metti mooy daanaka diviser nañ ko en deux tey jii yenn Sénégalais yi buñ dee waxante wala nga gis ñu bindante sax wala gis ñu toog ci débat da ngay sentir benn haine boo xam ne doo xam lu ko expliquer lu waral haine bi ñuy affaire u mërs c'est-à-dire que ñun tey li ñu boole ba ñuy jote di xuloo di waxante lu ñaaw ku nekk di xas sa moroom ku nekk attante jóg dóor sa moroom affaire u mërs la dama bañ a dama respecté ñuy seetaan mais kon ma waxee ko ne loolu dafa doy waar ci réew te moo tax ma jàpp ne mbir mi attekat yi war dañoo dimbali Sénégalais yi vidé ko vidé ko ci ñu dem procès àtte ñu xam ko ku tooñ vidé ko wala ñu déclaré ne waa ji deful dara ñu jaar ci leneen mais en tout cas war nañ ko vidé pour que réew mi delluwaat régler ay urgence am coro est-ce que xam nga ni jamono jii ñu toogee fii ci Ndakaaru ñun di waxtaane waxu mërs di waxtaane waxu diwa yàkkataan diwa ëmbal diw nangam ak nangam doomi Sénégal yaa ngi jàkkaarloo fii ci Casamance ku nekk yor sa fetal ñuy dóorantey bal ay doomi Sénégal dong ak ñi gàddaay muy rebelle yi muy soldats Sénégal ay doomi Sénégal ay mbokki neen ñoo jàkkaarloo dóorantey bal fetal bërki démb moo njaay armée bu Sénégal def na benn communiqué wax ne rey nañ lu bare ci rebelle yi waaye soldats Sénégal aussi kenn daanu na ci am na kenn ku jëlee ay gaañu te coro wax nga ko ñaata ñoo gàddaay daw seen ay dëkk te gàddaay daw dëkk xëy na Sénégal boo dëkkee ci yenn zones yi doo xam gravité wu loolu mais ñi nekkoon ci inondation yi rek fii ci Ndakaaru ba tax ñu génn seen kër dem luwe ji wala ñu dem abal leen wala ñu dëkk ci ay terrasse nañu imaginer ki nga xam ne moom ba biig ci guddi biig may wàcc fii ci Walfadjri 21h maa ngi jot message yu Khalilou Diémé may wax ne ñi ngi dégg ay tiir ci yenn zone yi ba nit ñi ngi commencé di daw imagine est-ce que yaa ngi imaginer un peu ñi nga xam ne dafa soxna si tëdd ak njabootam gu sew tëdd ba guddi mu dégg ay bali fetal wala ay ubbi di dal mu xam ne lii ci buntu këram la wala ci fenêtre am la mu obligé jël njaboot gi bàyyi lépp lu mu amoon daw est-ce que ñi ngi imaginer loolu pourtant bi loolu di am ñun fii ci Ndakaaru ñi ngi toog suñu télé ak suñu rajo yi di waxtaane affaire u mërs est-ce que xam nga ne di weerante ku nekk di xawi sa sutura moroom ku nekk di lëñbët sa ëyibu moroom pour toroxal ko c'est très grave est-ce que xam nga ne moment boobu noonu ñuy waxtaane yooyu suñu plateau télé yi ay entreprises yi nit Sénégal yoo xam ne bu ñu defu ndànk ci tëj la jëm naa ci lim la poste barki démb Fatou mën na ko seede wala démb travailleur poste yi wax nañ ne poste mi ngi dee te nit ñaa ngi toog di seetaan te poste mi ngi dee nit ñi toog di seetaan xëy na yow ak Fatou ak man dañ naan concerné wuñ suñu new ci mais dañuy imaginer ne bis bu poste tëjee ay fukki chef de famille ak mère de famille ñoom ñooy ne ci mbedd mi te entreprise bu tëj dafay tekki xale yu seen jàng yàqu dafay tekki ay sëy yu tas dafay tekki famille yu ñu génnee ci fañ luye woon dafay tekki ñu ne ci mbedd mi di taxawaal dëgg la war a wuti baat liggéey muy lu garaaw ñu ne état wu Sénégal def na ba 30 milliards mais 30 milliards réglé wul dara ci poste pendant ce temps là ñun les principaux ñiy wax ci télé ak rajo yi ñi ngi résumer le débat politique ci affaire u mërs est-ce que xam nga ne Excaf Télécom day tëj wala boog ci tëj la jëm. waaw sous peu de temps. sous peu de temps. te ñëpp xam nañ leen ko teg. Bamba Kassé bu Synpics mi ngi koy fàttali bërki démb ci conférence de presse bu mu doon def. ñu toog état wu Sénégal fait comme si ça l'intéressait pas. même ñun ñu ne ci médias yi sax duñu waxtaan ba tudd Excaf Télécom. te pourtant suñu ay confrères suñu ay xarit ñuy jàngandool suñu ay rak suñu ay mag ñoom ñoo fa nekk. ñoo xam ne tey ba Excaf tëjee ñu ne ci mbedd mi. wallaay bu la ci kenn nax. waxuma la nag chauffeur ya fay liggéey ak ñay baleek technicien yaak nangam ak nangam ak nangam ak nangam. wax nañ sax ne lu mat 500 personnes tey ñoo nar a dem chômage 500. juróomi téeméeri doomu aadama ay mères de famille en plus. te benn travailleur sénégalais boo wax ne dem na chômage na la jàpp ne am na fukki nit ñoo xam du ñaañ. parce que mi ngi dundal au moins fukki nit. au moins. moment boobu. Sen'Eau. travailleurs yi ñu ngi yuux li ci gën a garaaw santé ñu ngi ci grève ñu ngi ci grève mais ñun Sénégal on fait comme si dara xewul
ñii liggéey ci santé ñi ngi ci grève muy ñaari groupe syndicat yoo xam ne ñii départ nañ grève 72 heures ñii ne à partir du 30 mars dinañ départ grève 72 heures démb maa ngi seetaan ay images Ziguinchor ñoo xam ne ay insuffisants rénaux lañ jali sax mënatuñ ko def ndax cher bu mbir mi cher nga xam ne ñooñu dañuy tëdd silence ci secret ci seen souffrance di xaar dee mu ñëw ñoom ñu ngi doon alerter sax d'ailleurs. mais bien sûr mais ñun média wu Sénégal loolu intéressé wuñu du ñu waxtaane loolu ñun li ñu waxtaane mooy affaire u mërs diw moo yàkkataan diw moo ëmbal diw moment boobu ñi ngi ci média yi maa ngi wax Excaf mais bul fàtte ne RTS ak Soleil APS ak yenn ci média privé yi comme yi ñu nekk dañ leen di perfuser pour ñu mën a taxaw buñ leen di bàyyi ñuy dee bu la ci kenn nax dañ leen di perfuser pour ñu mën a taxaw bu weer dee ñu fay salaire buñ leen di bàyyi ñuy dee mais loolu ça n'intéresse pas les journalistes sénégalais à commencer par man ci fii ak ay semaines Serigne yow mi xam àll bi dina commencé taw. waaw inchallah dina commencé taw. le monde rural ñëpp xam nañ ne diggante bi li ñu dencoon ci nu mu tudd sàq mi. diggante bi muy jeex ak diggante bi ñuy ji ba muy ñor ñu mën a yaakaar ak leneen. foofu la ñuy wax période de soudure. mooy période boo xam ne amuñu lu ñu dundee. day metti ci ñoom état wu Sénégal moo daan jël di yóbbu ne lu ñu dundee. est-ce que état bi ma nga ca xaw ma ci dara. mais li leer mooy dina am famille yoo xam ne bu dee ñaari fan sax dinañ toog xiif. mu fekk nawet bi passé demewuloon noonu sa fa. am ba ma nga yokk ci loolu denc ñu waaw yokk ci loolu denc ñu dara parce que jaay lañ ba jaay li ñu doon jiwee man xam naa dara parce que ay baykat bis bu ma bis wax na chaque jour Cheikh André moo ko su ma wàccee fii ñoom laay njëkk a jokkal ñu lay wax ne dee leen wax ci ñun parce que ñun ñi ngi bëgg a dee ngeen ne foofu di wax affaire u mërs di wa yàkkataan diw mais Sénégal gi le président Macky Sall taxaw ne delloo si leen ma poste premier ministre en procédure d'urgence parce que dama war a nekk président Union africaine te su ma ko nekkee dootuma am jot trop ngir taxaw ci réew mi ba ñu dellu see poste bi ba léegi président Macky Sall taxaw fa mu taxaw lànk ne du nommé premier ministre te ay bés bu ne mu nommé ay nit de jël posé ay actes yoo xam ne premier ministre moo ko war a contresigner dafa war a signer premier ministre signer parce que premier ministre moom am na ndax delloos nañ ko fi mu lànk ne du ko nommé léegi li muy signer di ko nommé ban valeur la am moo jaaxal ñëpp mais loolu duñ ko waxtaanee amuñu premier ministre te moom moo ñu ne en procédure d'urgence la ko sox procédure d'urgence mooy comme malade bu jëm urgence na bar na gaaw bu jaaree fii ñëppay wàcc tali bi bàyyi mu dem wallaay moom loolu la ñu wax ñu jox ko ne ko aywa jëlal boobu ba léegi mu bañ a du ko nommer te teg ko fenn fu dul politique politique dong la ko teg amul beneen explication bu mu war a def moment bii ma lay wax ne ñu war a boucler ce dossier là ci nu mu gën a gaaw a jaar ci leneen mooy ñi ngi nekk à quelques semaines des élections législatives coowal parrainage am na ba bërki démb ñu jàpp ñoom Damboo jëg ñoom Guy Marius Sagna ci li ma dégg alkaati yi bàyyi bu gudd ñu daw ak ñoom ba ci àll ba ñu bàyyi leen fa loolu moom mooy scandale loolu ñu làpp leen bañ nooy scandale a ngi noonu boo xam ne alkaati yi ko def dañ leen war a jaarale ci yoon parce que détenu yi bu mu mënti doon nit boo ko jàppee boo koy libéré dafa am condition yoo ko war a libéré sécurité am da nga ko war a assurer ba mu ñibbi këram nga dem ba ci àll ba nga sànni ko fa Damboj nee na man la njëkk a wàcce côté Cyprès lañ ma wàcce xaw ma ne ko am nga chance yow am na ñoo xam ñu ngi leen wàcce ci cordu ci Guédiawaye am ñoo xam ñu ngi leen wàcce nee nañ ci yoonu Thiès ba jam ñaajo waaye léegi bu leen dara fekkoon foofu rey leen nan la ñuy wax moom kay duñu indiwaat réew mi beneen coow ñoom ñooy responsable kon mais c'est les premiers responsables mais non seulement dañoo war a mais dañu indi réew beneen coow imagine loolu kenn ci ñooñu rek ñàkk bakkanam dans ces conditions là ban coow la ñu indilaat réew mi sëriñ nañu delloo si xel yi parce que tension bi ñu nekk nii cette affaire là ñu ne ñi ngi koy traîner depuis 1 an suñu demee élection législative ak coowal parrainage yi nga xam ne CEDEAO moo taxaw ne seen parrainage bi baaxul dindi leen ko état wu Sénégal lànk na du ko dindi dans ces conditions là bu ñu ci demee élection législative bu ñu deful ndànk dinañ fi indi benn tension électorale boo xam ne Sénégal mën na éviter loolu war na éviter loolu ndax li ko waral mooy àdduna bii ñu nekk nii dafa nekk àdduna boo xam ne tàng na genn tàng goo xam ne réew mu ci am xel tuuti di nga calmer say population organiser un dialogue pour ñu ànd nekk benn pour faire face li nga xam ne mi ngi ñëw te dina yegg si par force kenn mënu ci dara xanaa yàlla parce que président Emmanuel Macron bu France wax na bërki démb ñëpp di dégg mu ne crise Ukraine bi li ko ci gën a tiital mooy dina installer une famine en Afrique
dëgg wér on fait comme si ça nous intéressait pas. ñun ñu ngi ne fii di wax ci affaire diwa yàkkataan diw diwa ëmbal diw. lu ñu doy en fait crise Ukraine bi mooy li nga wax rek déjà Moustapha bu ñu xoolee ne yenn station yi rek essence commencé na fa manqué. déjà ñun ñu ngi am problème production te je pense que ñun Afrique waroon nañu mën a bañ a toll. ci Ukraine dañuy wala yeneen pays européens yi dañuy produire ay blé pour ñu mën a defal suñu bopp li nga xamante ne mooy mburu bi. déjà loolu tamit dina affecté ci secteur boobu mais ñu ngi ko bàyyi noonu te yoo xamante ne instant bi moom lañu war a gën a appesantir mais comme ni nga ko waxee di appesantir ci yenn sujet yoo xam ne terre à terre la. mooy li nga wax yenn mœurs yi ay affaire nit viol ëmb genre. dëgg la mais yooyu am na yu ko gën a farataal parce que on est humain lu nekk mën na am ci àdduna mais yoo xamante ne ñoom ñoo gën a tënaa yu ñuy xaar yi nga xamante ne mooy urgence je pense que ci yooyu dañu war a gën a penché wu au lieu ñuy penché wu ci yenn yoo xamante ne amaluñu solo te lii ñi nga xamante ne moom la ñuy négliger crise d'Ukraine bi dina agsi foo xamante ne du kanamee tuuti démb de man dafa am lu ma doon jënd si boutique waaye boutique bi ne ma dafa yokk lu tax mënu yokk mu ne ma guerre Ukraine ba ma ne ko guerre Ukraine bi lan la jotee ak lii non bien avant mu ne ma da nga foog ne du am benn kii ma ne ko xanaa est-ce que du li Macron wax moom nga bëgg a dëggal mais Serigne ñun wax nañ ko fii keroog bi président Macky Sall annoncé ne wàññi na ceeb ak suukar ak diwli wax nañ ko fii non ma ne leen li ma ci nax rek mooy wàññi googu wàññi ak crise bii commencé Ukraine dana bu ñu demee ay fan dina mel ne mosuñoo wàññi man bëri ki dimanche dem naa ci boutique di wuti ravitaillement mais boo ñëwee bu ñu la waxee prix ki nga àndal ci boobu moo naan la prix yi dafa gën a yokk li ñu annoncé woon muy benn ñaareel ba ñëpp xam nañ ne Sénégal ñun bu ñun koor mooy suñ moment bi nga xam ne ci la ñuy consommer ñun moment wu koor dañu war a wàññi li ñuy lekk mais moment wu koor ñun moment boobu la ñuy consommer dëgg ku am ak ku amul di nga dépense ba dépense loo mënul mais njëkk yi ci koor lay gën di yokk loolu Sénégalais yëpp xam nañ ko boole ceeg Russie googu ñuy tudd Russie ñëpp xam nañ ne li ëpp ci blé biy dem ci àdduna bi moo koy produire ay baykatu blé yu mag a mag lañ te blé ku ko tudd mburu ñun Sénégal fii ku fi xëy lekkoo mburu defe nga ne ndékki woo ku fi woor ba ngoon dog jot lekkoo mburu da nga naan doguma quelque rare ñoo fi naan fonde xaw ma mais mburu la ñuy ndogoo ñun qu'est-ce qui va se passer est-ce que tey loolu lépp mën nañ cee dolli ñun Sénégal mën nañ cee dolli yokkal ci suñu bopp li nga xam ne moo xew bërki démb maanaam ne ci mbedd mi di marche xale yi di jàkkaarloog alkaati yi sànnente lacrymogène est-ce que mën nañ cee dolli loolu ñun mais Moustapha am na foo xam ne ni itam dañ naan wax ma say mag yi dëkk ma wax la say gone ba tax na jamono ji ñi jiite démb ñu ngi koy wax fii déjà ñoo njëkk a lompañal li nga xam ne moom lañ leen dénk parce que dañuy wax naan na mag ñi yërëm gone yi déggal mag ñi mais est-ce que instant bi mën nañoo wax loolu bu fekkente ne mag ñi ci boppam ñoom ñi war a wane yoon bu baax bi ñoom ñoo njëkk a lompoñ ci xel waaye itam lompoñ ci jëf ak leneen donc dafay feeñ ba ci comme ni nga ko waxee léegi ci loo xam ne ni tey jii dañ ko waroon a waruloon nekk sax loo xam ne débat public lay nekk ba ñu koy ndax ci sutura ak taarixu Sénégal histoire bi nga xam ne ni Sénégal xam nañ ko ci sutura ak leneen waru woon nekk loo xam ne dañ koy waxtaane ci vie publique bi donc su ñëwee nag tey jii ba sunu waay politique yi nga xam ne ñoom la ñuy wóolu di leen dénk tey sunu alalu réew ak leneen tey jii ñoom ñooy nekk ci yooyu débat donc ana xale yi tey ji ñoom tam fan la ñuy jëm xam nga Coro bu ñu nekkoon ci réew moo xam ni nga ko waxee ñi jiitu dañuy joxe exemple nga xam ne am na benn waay bu ñu accusé de viol ñu ne yoonu kenn new ci parti waxu ci organisation waxu ci amul ay défense xamuñ ko sax défense de la femme amul défense des droits de l'homme amul dara affaire yi yoon la nañ ko bàyyi ak àttekat mu tranché ko ñu jàll leen su boobaa coow du bari mais li nga xam ne moo tax coow li bari ci mooy ñu bari ci ñun Sénégal yu bari dañoo am sentiment que ni cette affaire là dañ ko bëgg a transformer en arme politique contre un adversaire te li ma lay wax nii dafa am benn responsable Benno Bokk Yaakaar bu tudd Maodo Malick Mbaye dafa def benn audio dugal ko ci groupe WhatsApp bu waa Benno Bokk Yaakaar di ci wax lu am solo daf ne te Maodo Malick Mbaye moom lañ waxoon ne doomu magam mooy gone googu Mbaye ñu ne moo doon jëli Adji Sarr Sidi Ahmed Mbaye ñu ne moo doon jëli Adji Sarr di ko indi ak yooyu Maodo Malick dafa wax lu am solo et man je pense que loolu war na non seulement waa Benno la ko doon waxal mais dafa war a servir leçon Sénégalais yëpp yi ñu doon dafa wax ne mais mu ne ñun waa Benno wala boog ñoom waa Benno mu ne
ñoom ñoo am intérêt. pour que le débat politique ñu relever ko. di wax ci li fi président Macky Sall def. di wax ci yan projet la am ci réew pour réew mi d'ici nangami at. mu ne bu fekkee ne débat bi ñoom fexe nañ ba ñu installé ko ci loolu ñoom du ñu rus. dëgg la parce que nag Coro mu neex la mu naqari la tey président Macky Sall buñ doon lim bilan mën na taxaw ne maa fi def nangam. bien sûr am na lu mu wax. mu ne leen mais ñun waa bennoo yi ñu doon mu ne ñun defuñu loolu ñu bàyyi fi loolu. ñu bëgg a résumer suñu débat politique ci wàllu sexe. ci wàllu mœurs. mu ne leen loolu le résultat bi muy jur mooy lan ñoom waa bennoo boo mooy wax ba léegi moom Maodo Malick mu ne ki nga xam ne moom lañ jàpp ne mooy suñu principal opposant nga xam ne dañ jàpp ne mooy opposant bi gën a radical contre le régime de Macky Sall mu ne kooku lañ accusé de viol mu ne ñun waa bennoo ñu jël wax jooju di ko wëlbati fu nañu yóbbu ko fa naan waa ji bu ko kenn wooteel il ne mérite pas notre confiance parce que dafa siif jigéen nangam ak nangam mu ne waa jooju dem ci dëkk bi nga xam ne fa la état wu Sénégal ëpp lu mu def investissement muy Ziguinchor mu gañe leen fa te gañe leen fa gañe bu doy waar muy benn mu ne leen ñaareel bi ñun waa Benno élection jub à Dakar ñooy dañuy fal maire Dakar Barthélémy Dias taxaw Abdoulaye Diouf Sarr taxaw mu ne leen au lieu que ñun ñu wax ci programme ñu passé campagne bi yëpp naan Barthélémy Dias mii war mërum nekk maire Dakar parce que reykatu nit la parce que nangam dem sax ba ñenn ñi di remettre en cause ses origines. mu ne Barthélémy Dias moomu non seulement gagné na leen mais dafa leen a dépassé 95 000 voix. 95 000 voix am na ci communes yoo xam ne Sénégal mën nga cee dajale fukk duñ ko mat. fukk ci ay communes fii ci Sénégal duñ mat 95 000 voix. cela veut dire quoi que ni yow. électeurs yi nga xam ne ñoom nga doon bëgg a jaxase ak Fatou ba naan leen Fatou nii la mel ñoom bàyyi nañ fa sa wax joobu yëpp ni malgré tout Fatou moo ñu doy. moo tax ma jàpp ne le débat politique dañ ko war a déplacer fi ñu teg curseur bi actuellement moo ci curseur affaire mœurs affaire sexe affaire waxante lu bon il faut curseur boobu déplacer wu dem ci leneen loo xam ne moo ëppal réew mi njëriñ. mooy maanaam. crise ukrainienne bee di ñëw su accès ci réew mi ban taxawaay moo ci war a nekk état wu Sénégal mais ban taxawaay moo ci war a nekk les Sénégalais en général. nawet bii ñu jëm su melee nii wala mu mel nee lan mooy solution bi. école bii xale yi war a def examen bientôt te jànguñu dara. lan lañ ci war a taxawee. suñu santé bii nga xam ne ñi ngi grève nan la ñu war a def pour arrêter ko extra. ces grandes questions là moo war a interpeller l'état du Sénégal interpeller nu ñu koy waxee. Comment ça s'appelle l'opposition interpeller les médias mais malheureusement ñun on est tombé dans le piège du buzz qui fait que tey wax ci affaire mœurs wax ci affaire sexe moo ñu gën a intéressé. mooy ni ko Moustapha Thioro un présumé criminel un présumé violeur ñoom ñoo occupé ville stratégique yi ci Sénégal instant bi donc ba pare ñu leen di nekk seen gannaaw ne dañoo def dara te jusqu'à présent gisuñu dara te lan mooy problème bi instant bi Moustapha lan la ñuy xaar pour procès. Déjà avocat wu ñi nga xamante ne moom mooy l'accusatrice nee nañ am nañ ay preuves. pour wane ne déjà ne c'est un viol donc qu'est-ce qu'ils attendent pour ñu dem procès. bu fekkee ne comme ni ñu wax aussi c'est un farouche opposant Ousmane Sonko bu fekkee ne kon am nañ yenn preuves yi ci moom comme lan la ñuy war a xaar je pense que ñoom ñoo war a gën a yàqamti ñu incarcérer ko. donc lan la qu'est-ce qui se passe y a anguille sous roche parce que tout le monde se pose la question actuellement que nga àndal côté Ousmane Sonko wala nga àndal côté Adji Sarr mais lan la qu'est-ce qui se passe exactement. est-ce que ñoom ñoo yóbbu débat bi aussi foofu. puisque bu fekkonte ne affaire de comme ni ñu ko wax sàkkuteef rek la. benn xale bu jigéen moo génn waaye ki mu ko jiiñ opposant la bu radical bu président de la République mais su fekkonte ne ñi ci topp ñëpp après topp ñu ci côté avocat côté ña koy jëlal parole ñeneen ak ñeneen est-ce que du ñoom ñoo détourner débat bi waaye tam ñoom ñoo détourner mbir mi ak na mu tëddee. affaire bi il faut quand même dire que ni mënul banal. lu tax mënul banal mooy du Moustapha Diop lañ accusé de viol. dañu accusé de viol le principal opposant au régime en place. donc loolu mënul banal. ba pare nekkoon troisième ci élection présidentielle donc loolu wurul man banal. mais bu ma nee wurul banal mooy wurul banal ci l'opinion
warul banal ci ñun ñuy wax mais àttekat bi nga xam ne moo yor dossier wala enquêteur boo def enquête ba moom lu war a banal la ci moom parce que moom yoonam nekkul ci kii mooy kii ñaari sénégalais lañ ko tegal il travaille sur des faits te travailler sur des faits yooyu ba ko capitaine Touré di def su fekkoon ne dañu respecté woon dañ ko doon defee bàyyi ko mu yegg peut-être mën nañu bañ a agsi fii mais fii la ñu gisee waaye ku démarré ab enquête ba ci biir finalement mu mujj di daw di làqatoog nu ñu koy waxee sax di def ay texte ci kii beeg yooyu pourquoi parce que dafa amoon sentiment ne il subit une pression boo xam ne jaru ko même pour jël waa ji jóge këram dem ñu auditionné ko à la gendarmerie gis nga li mu jur ci réew mi tout ça fait que on a déplacé l'affaire ci benn affaire de viol qui oppose deux Sénégalais yoo xam ne bu ñu tuddoon neneen xëy na ñu tranché ko rapidement à une affaire boo xam ne ça concerne tout le monde finalement parce que c'est devenu une affaire politique loolu mooy li am mu neex mu naqari loolu mooy li am une affaire politique kan moo ko politiser àttekat yi moom moo koy wax mais li am solo mooy pour man mooy du avocat bi du Ousmane Sonko du Adji Sarr du presse bi ñoom ñooy wax ne nañu dem procès jour tel kenn moo koy décider mooy le juge d'instruction moom moo yore son dossier moom mooy def enquête am su defee enquête am ba pare xool ne lii kat jar nañu dem procès mu ne ay nañ dem procès su fekkee jarul ñu dem procès mu ne ñen jàll ci leneen mais c'est le plus important il faut que le droit soit dit. Moustapha léegi da nga wax léegi ci vidéo ci audio Maodo Malick Mbaye bi am nañu xalaat man sax ci laa bokk ne peut-être la ko def pour refaire son image parce que moom tuddoon nañ ko ci dès le début de l'affaire ci vocalam bi sax ci audio bi yaa ngi dégg mu naan man oralité laa gëm lu tax bindul ça veut dire que gars yi peut-être ñu ngi doon bind moom mu ne day ñëw wax te audio bi est devenu viral presque ñëpp jot nañ ci wër na fu nekk est-ce que defu ko aussi pour defaraat dëgg la d'accord li mu wax dëgg la li mu wax d'accord nañu ci waaye mu saisir opportunité boobu ne xaaral ma def lii nii pour defaraat sama image ci mais li am mooy Maodo Malick quand même il faut reconnaître que ni bi mbir mi éclaté ba léegi tudd nañ ci turam pourquoi ñu tudd ko ci parce que doomam magam moom lañ ci cité mais amul benn enquête wala amul benn PV boo xam ne gis nga ko turu Maodo Malick Mbaye donc moom il peut dormir tranquille boire son lait comme on dit mais cette affaire là ne me concerne pas pourquoi parce que bu ko concerné woon xëy na ñu woo ko ne ko ñëwal expliqué wu ci nangam jusqu'ici amul kenn même dans la presse les comptes rendus de la presse ak yëpp gisoo benn affaire benn loo xam dafa lié directement Maodo Malick Mbaye à cette affaire là ñun ñëpp ci suñu kër yi yor nañ suñu ay jarbaat yor nañ suñu ay doom ay doom mag wala yeneen yor na ci kër gi même boo dëkkul ak ñoom ay yéen bokk tey jii yow Serigne mën nga yor sa benn jarbaat sa kër mu posé un acte boo xam ne fu ñu ko tuddee tuddaale la pourquoi parce que yow lañ xam mais Maodo jàpp naa ne jusqu'ici y a rien qui le lie à cette affaire voilà surtout que fa nga ko génnee sax dafa baax fi mu génnee audio bi bu fekkente ne da ko bëgg a def pour mu tas ci àdduna ñëpp jot ci pour mën cee jàngat mais tam def na ko pour ñi nga xam ne ñoom la bokkal géewu politique gi waaye tam ñi nga xam ne ñoom la farandool mu di waa Benno Bokk Yaakaar donc fi mu ko génnee ak lu mu mënti doon tam acte bu baax la bu fekkente ne ñi koy déglu tam jël nañ ko waaw bu fekkee tam ñi koy déglu wax ju jar a déglu la déglu waaw ci loolu sax laay jeexale Coro mooy affaire audio yooyu nga tudd gis nga ñaar moo mën a am soit kilifa yi jàpp ne ay kilifa la ñu bàyyi di audio wala boog ñi nga xam ne ñoom lañ koy yónnee ñu am responsabilité parce que man su ma dee wax ak Fatou mii c'est mon collègue de travail mën naa waxanteeg moom lu ma neex parce que dama jàpp ne ci ñun ñaar la yem suñu créé suñu groupe ñun ñii di ci waxtaan groupe la boo xam ne c'est groupe bu collègue de travail la wala groupe des amis dama jàpp ne mën nañ cee waxtaan lu ñu neex parce que dañu jàpp ne ci ñun lay yem mais su fekkee ne su ma envoyé audio Fatou mii wax ëllëg mu jox ko Serigne jox ko Coro jox ko Amadou Diop muy wër di wër ba ne ci presse bi loolu lu garaaw la man dafa am benn waay ci fan si Walfadjri yi la bokk daf may damay envoyé audio comme tout le monde daf may envoyé message ay audio di wax ak man mais boobu aw mu woon jotu tontu ko su waxee ma bind mu jékki-jékki envoyé benn message ne ma def nga lu am solo ma ne ko lan la mu ne ma sa responsabilité warul la permettre ngay envoyé ay audio koo xam ne xamoo ko ma ne waaw kii man mi may jàngal parce que en fait li may wax nii man dama koy def xëy na def ma ko ak moom parce que amu woon jot gi mais dama koy def mais loolu leçon la bu ma jox man parce que imaginer woon ma envoyé ko audio moom wax ci keneen wala wax ci leneen fan lay yem fan lay dugg mu nekk beneen xel bu ñaaw mu tas ko exactement donc
nañ ci def attention encore une fois ñi nga xam ne mën nañoo bañ a envoyer audio ñu bañ koo def. ñi nga xam ne aussi mënuñu ko bañ a bu ñu ko defee ñi ñu koy envoyer ñu responsable. xam ne ce que je dis à Serigne c'est pas forcément ce que je dis à Fatou. àdduna noonu la demee. dëgg la voilà. di wàññante ay te mën naa ñàkk bu baax a baax ci Sénégal gi nga xam ne réewum sutura la ci noonee la ñuy jaare di la tàggu di la jox dig daje incha allah bu jàmbur jooy lijjanti ba koy wax rek na la leer ne boo xoolee sa bopp gis ci bu ko raw fuuf te waxoo ko. wallaay te moom mi ngi koy waxal am na làmmiñ mën a wax sa bos. dëgg la dig daje incha allah aljuma ji ak jàmm bu neexee yàlla incha allah dañuy daal di dem jëli sunu rubrique sport daal di dellu siwaat buñ ginnaaw buñ jëlee bàkk bi